benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak la ca gën a fës di lu métti li dal ci Afrique rawatina réewum Sénégal ndax fukki doomam ak juróom des nañ ci géej bu ñu sukkandikoo ca ka toogal rajo Futurs Médias ca réewum Gànnaar foofee sax ca gaal ga ñu duggoon mu suux fa lañ faatoo ca waax ya ba sax itam rob nañ leen fa daañu dem ca bërëb ba fekki fa Mouhamed Diop njiitu réew bu Sénégal itam ñaawlu na li ni mel moom président Macky Sall gannaaw ba mu jébbalee am njaalam askan wi itam ne jot na nag ñu daal di indi rek li nga xamante ne si moom mooy saafara ci jafe-jafe boobu ñuy jànkonteel loole itam diwaanu Ndar géej ñaawlu nañu ko ndaw ya faatu ca géej seeni at ñu ngi ko jàpp ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweer ca waaxi Gànnaar ñoom ñëpp nag ñu ne loolee lu métti la loo xamante ni si nag faaw ñu def ci ab taxaw seetlu ganu xibaar yi moom it dina ci def ab taxaw seetlu Boubacar Seye lay wuyoo Boubacar ñu ngi lay nuyu. Fatou ñu ngi lay fay. mu ngoog moom moo jiite Horizon Sans Frontières xam ngeen ne bu ñu waxee wàllu migration xam-xamam na fa màcc jëm ci wàllu woowee daañu def taxaw seetlu gis-gisam lu ko waral ak itam naka la ñuy def ba indi ci saafara beneen ponk mbokk yi mu lu jëm ci wàllum tourisme ne ñu réewum Sénégal la mu jàppoon ci atum 2017 mu mel ni matale na ko ndax nee ñu 1 million ak genn wàll ci doomi biti réew ñëw fii amal nañu daanaka dak ci atum 2018 lu jege 2 millions ci ay touriste jëwriñ bi ñu dénk wàllum tourisme ak itam dem beeg dikk bi ci jaww ji moo ko xamle moom Alioune Sarr itam la mu ca teg mooy réewum Sénégal war naa jël li nga xamante ne si moom mooy xeex lu jëm ci wàllum ñàkkum kaaraange gi naka noonu itam yeneen ni mbir li ci yenn kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen tax lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias Mouhamed Diop toogal rajo Futurs Médias ci réewum Gànnaar mi ngi ci buumu jokkoo gi Mouhamed maa ngi lay nuyu. mu mel ni ñi faatu ci waaxi Gànnaar yi doomi Sénégal yi duggoon ci gaal gi seen lim mi ngi toll ci fukk ak juróom ñuy ay ndaw yoo xam ne jébbal nañ leen sax seen borom foofu ca Gànnaar. waaw Fatou comme ni ñu ko waxee ci boppu xibaar yi parce que ginnaaw bi ñu génne juróom benn néew dafa yokk kon ci juróom fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo añ woon ci mbir mi mu toll léegi ci juróom benn fukk ak ñeent comme ni nga ko waxee mu am ci fukki doomi Sénégal ak ñaar ci ñooñu ci fukki doomi Sénégal juróom autant pour moi ci ñooñu ñi nga xam ne ñoo doon yóbbu gaal gi nag ñaar ci lañ bokk ñoom nag dañ leen mujj rek suul ndax tey ci suba bi ma doon jokkoo ki nga xam ne moo jiite Sénégal yi Nouadhibou ci bët gànnaaru réew mi fi nga xam ne fa la gaal gi suuxee li ma wax mooy ne lim bu takku bi ak itam mënuñu woon garder corps yi moo tax ñu daal di leen suul foofu noonu. am na sax benn cimetière ay armeel yoo xam ne dañ ko def rek ngir ñoom armeel yooyu nga xam ne nag ñi ci toppoo mooy ñii di waa OIM yor wàllu migration ak autorité mauritanienne yi. mais nag Sénégal yi lu toll ci juróom-ñett ñoo xam ne ñoom jot nañu sauvé ñoom génn ñu ngi bokk ci lu tolloo ko juróom-ñett fukk ak juróom ñi nga xam ne nag ñooy ñi nga xam ne ñoo ci l'accident bi lu xaw a gën a tiis nag mooy ci biir amoon na ci fukki jigéen ak ñett yooyu nag ñoom ñëpp dañoo mujj ñàkk seen bakkan ba mu ñaar te li ñu mën a yokk rek mooy ne Sénégal yi ci gën a gaañu nag yi ci ñu ngi jógee ak Kayar. Mouhamed Diop ñu koy sant bu baax di ko gërëm mu fàttali rek ne moo toogal rajo Futurs Médias ca réewum Gànnaar mu dellu soir rek ci lu mitti li nga xam ne dal na ci dendop Afrique bi duñu ne sax guleet ndax itam li ñu koy gis bari na bu nu fàttalikoo rek ñoom ne ñu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi nu génn ca lañ ba woon Gambie dugg ci gaalu loo ca wutali Espagne seen lim tolloon ci téeméer ak juróom fukk mel ne juróom fukk
fukk ak juróom-ñett yi ñàkk seen bakkan fukk ak juróom yi doomu Sénégal la am na ci ñoo xam ne nag rawale nañu seen bakkan ci kanam tuuti daañ ci dellusiwaat ak sunu gan ak Boubacar Seye wéy ba tey ci mbir moomu sax ci fukk ak juróom yi doomu Sénégal yi ñu rob foofee ca Gànnaar juróom yi ña nga fekk baax gox bu ñu naan Kaarang nekk ca département bu Foundiougne foofee ca Gànnaar la ñu faatoo yeneen ñaar di ay ndawi nappkat ñoom it yu dëkk ca dëkk bu ñu naan Bassar ñoom it faatu nañ ci ñoom ndaw yooyu nag seen lim toll ci juróom-ñaar na nga fekk baax siin xibaar bi ki nu ko baaxee di Aminata Goudiaby toogal groupe Futurs Médias ca diwaanu Sine. ñu des ba tey ci mbir moom ak président Macky Sall moom it mu daal di jël rek ab bataaxal muy wax rek ne daal ñooñu nga xamante ni si dañoo faatu ci fukki ak juróom di ay doomu Sénégal mbir la moo xam ne mu ko metti ndax itam lu jëm ci wàllu mbëkk mi te la muy indi ci ay loraange bari na njiitu réew bu Sénégal ne nag jot na rek ñu daal di jeexal mbir moomu ci li nga xamante ni si moom moo am ci ndopp Afrique bi moom nag ci Twitter la defee boobu le message jëlub njaalam jébbal ko njaboot gi askanu Sénégal rawatina jege ñaale ñi dëddu ci noonee sax la ñuy waxtaane ak sunu gan muy Boubacar Seye ni ma ko waxee jiite Horizon Sans Frontières xam-xamam màcc jëm ci wàllu migration Boubacar ñoo seetaanandoo dégloondoo li nga xam ne moom la ñu gis ne moom moo xew démb ba tey ñu ngi koy waxtaane du ñu ne nag guléet waaye yow li ma lay njëkk a laaj mooy lan mooy sa yëg-yëg soo gisee lu mel nii di am à répétition. voilà comme ni nga ko waxee sànq rek. du ne kenn du wax guléet. li ñuy njëkk a ressentir moom mooy. indignation et incompréhension. parce que phénomène bi yàgg na. ñun ñaata yoon lañ ko débattre fii seen plateau bi. depuis bi ñu ñëwee Sénégal. ne serait-ce que pour amener à une prise de conscience. kon li ñuy njëkk a def rek lu dul suñu première réaction moom mooy incompréhension indignation. et on en profite aussi. pour appeler à une prise de conscience. À la responsabilité. Au sens de l'honneur et de la dignité humaine. Très bien di gàcce la pour toute l'Afrique. Très bien Boubacar Seye gàcce la waaye ni nga ko waxee du ñu ne guléet. mais nag amoon na ay jamono mu mel dafa xawoon a wàññeeku waaye fi mu ne nii mu ñu nekk nii jamono bi dafa mel dafa xaw a takkarnaase waat tàmbaliwaat di bëri ci sa gis-gis lan moo ko waral. musta wàññeeku. le phénomène musul baisser d'intensité. mais information yi ni ñu ciy jotee nii daawuñu ci jotee am na benn moment boo xam ne xawoon na mel ni déggatuñu woon. waaw parce que am na benn moment dañu tëj Méditerranée centrale. donc et cetera loolu moo indi. ak fonds yi ñu dégagé woon yooyu yëpp. ba nga xam ni du côté de l'Espagne en Méditerranée occidentale du moins. dañ ko tëjoon nit ñi dem Méditerranée centrale mais musuta jeex seulement. dañ dul faral di wax li am. tey plusieurs facteurs de conjoncturels. à la fois même structurels. mooy expliquer cette recrudescence. mais li tax musu fee jóge parce que cause bi. moo fi jógeegul ba léegi. cause bi mooy nga jël dëkk bu mel ni Sénégal. La migration est économique. La cause principale c'est la pauvreté. maanaam ñàkk gi. ñàkk xëy. Le chômage conjoncturel et structurel des jeunes. Les inégalités. yooyu yëpp tey dafay jouer. des questions liées à la malgouvernance. nos pesanteurs socio-économiques parce que xam nga migration. J'en profite pour dire que nous sommes tous responsables. Les responsabilités sont collectives. moo tax gisoo boo jëlee les théories de la migration. chaque théorie dafay amputer une part de responsabilité. à benn frange. La théorie néoclassique l'État. La causalité cumulative moom mooy toppandoo ñun. la nouvelle économie des migrations internationales les familles donc ñun ñëpp ñun ñoo responsable. ba nga xam ni tey il faut que ñu xoolaat nos pesanteurs socio-économiques. la notion de tekki. la notion de am-am. yooyu yëpp tey tax na. il faudrait que ñu revoir le système éducatif yeneen ak yeneen pour réduire à des les proportions yi à des risques tolérables. parce que suñu demee ba nga xam ne tey. la jeunesse may wax ni mooy richesse su réew. waaw parce que bu ñu nee tranche d'âge bi 25-30 ans. voilà
ça veut dire que ñoom ñoo espoir. mooy espoir dëkk bi ñooy dem di des ci ndox bi. nous on a une richesse que nous bu ñu xamul Europe amul richesse. y a un vieillissement des populations Afrique moo am richesse sàgg na richesse boobu ba mu nekk tey fardeau bay dee ci géej gi. du fait de l'absence d'initiative stratégique des dirigeants. yaa ngi wax sànq Boubacar responsabilité collective kon ñëpp am nañ ci wàll mais li nga doon wax sànq rek ci pesanteur yi da ngay gis ñoo xam ne li ñu naan tax ñuy dem tekki bi damaa du nekk ak sama ay doomu baay wala damaa nekk ak sama yaay mu yaakaar ci man. est-ce que itamit kon foofu yar bi wala notion tekki bi waruñu ko gën a mën a toogaat nag def assise boo xam ne dañ ciy waxtaan ñëpp xam ne mbir mi fi ñu ko bëgg a jaareel du foofu. absolument gis nga tey damay wax ni sax au Sénégal dafa war a am une révolution socioculturelle. une révolution épistémologique pour ñu taxawaat xoolaat tabaxaat mbir mi. parce que la notion de am la notion de tekki. yooyu il faut que ñu xoolaat ko il faut que ñu delloowaat sax suñu bopp ci yàlla il faut qu'on revoie le système éducatif parce que lépp rek la cause la ngay dégg dama bëgg a tekki. dama bëgg a mais nit a ngi tekki ci te musul génn réew mi. mais aussi donc tey. ma des ba tey ci responsabilité bu ñu waxee ci njaboot geek ñeneen ñi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ñoom it est-ce que gënuñu ci ëpp part parce que ndaw yi bu ñu demee ba jublu ci géej gi amaana dañoo gisul ci lu ñu jàpp. mais dinaa ci loolu laa bëgg a delluwaat. parce que tey dafa laaj un travail en amont et en aval. gis nga les 90% responsabilité état yi la parce que si mission la mu protéger cette jeunesse si mission la mu créer des emplois si mission la mu créer des perspectives heureuses pour mën a téye doomam. maintenant foofu la amee des failles. dans la gestion foofu la amee des failles sur les problématiques liées à l'emploi des jeunes. ba nga xam ni tey ñëpp a bëgg a tukki foofu la amee des failles même dans le système éducatif orienté vers l'Occident. qui crée des imaginaires migratoires. Europe du mirage la. Europe du Eldorado. soo fa demee di nga xam ni affaire bi naxaate la. tout à fait le problème bi mooy j'ai parlé tout à l'heure de révolution socioculturelle pour ñu xam suñu bopp. xam ni mbir mi fii la. mais nag dafa laaj un travail parce que les inégalités font que la répartition des richesses dafa créer benn problème ba nga xam ni. ku nekk da nga bëgg a am. ñu nekk dans une société boo xam ni sur le plan sociologique. am dañ ko teg ci kaw. c'est-à-dire que dañu jël am teg ko au-delà de l'être l'incarnation des valeurs intrinsèques lu mu am lu mu yore loolu ngay dégg. ba nga xam ni tey ñëpp a bëgg a am. la relation linéaire entre am ak liggéey a été défroquée. il faut que ñu changer. dugal nit ñi dans une dynamique de travail. nga xam ni àddina lépp processus la. mais soo tëbee ni da ngay am lépp tey. soo amul ñu xeeb la nos pesanteurs font que tey. ku amul ñu xeeb la. mais loolu aussi encadrement la laaj Boubacar doguma la parce que boo nee peut-être Europe du mirage nga dëkk kenn juste exemple rek yow yaa ngi toog amuloo ci loo jàpp moom mu dem ñaari at ñetti at changement am ci moom da ngay daal di bëgg li mu bëgg. ndax itam foofu nguur gi fa ma bëgg a wax mooy encadrement fexe itam ba fixer jeunesse bi ci fi nga xam ne fi la dëkk aussi. moo tax ma ni la cause principale c'est la pauvreté. il faudrait xam nga mbir mi li tax xam nga musu fee jóge parce que on n'a pas attaqué la cause principale c'est la pauvreté. il faut régler cette pauvreté chronique là. cette paupérisation de la société. des jeunes il faut que ñu régler ko. loolu tant que régler wuñ ko lii fi gëj. c'est-à-dire que il faut que état mu jël ay matuwaay. le Sénégal rentre dans une nouvelle ère géopolitique. il faut légiférer. il faut teg yeneen matuwaay pour que ñu xam ni doomu réew mi ñoo war a tabax réew mi. nous avons tout. mais nag l'absence de volonté politique moo tax tey l'absence d'orientation stratégique parce que dinañu wax ñu ne ñu ngi def xaalis bi ñu ngi koy dugal mais xaalis boobu fu muy dugg il est temps que ñu xam ni ñii nga xam ni ñoom ñoo yore les problématiques liées à l'emploi des jeunes ñu wax leen xaalis bi fu ñu ko dugal ak nan lañu koy tout ce qui a été xaalis bi ñu dugal yépp dans la lutte contre l'immigration clandestine il faut que man je demande au chef mu auditer ñoom ñu xam fu ñu dugal xaalis bi parce que tey la wàllu gën a ay l'aide au développement bi nga xam ni tey dafa war a xeex contre l'extrême pauvreté l'axe et orientation stratégique de l'aide au développement il faut ñu xoolaat ko parce que cette aide au développement ne profite pas aux ayants droit. cette croissance bi ñuy wax la croissance dafa war a ànd ak une réduction de la pauvreté maintenant il faut pas que ñu am une croissance au profil des multinationales et des élites politiques. loolu erreur la. population bi il faut que ñu yërëm nit ñi jàppale ndaw ji. maintenant vous avez parlé tout à l'heure effectivement ñëpp responsable vous avez parlé tout à l'heure de la théorie la causalité communicative toppandoo doomu diw dem na doomu mais tax il faut que ñu xam ni. yàlla mooy may tout à l'heure j'ai parlé de relecture de la perspective. avec des outils d'aide à la prise de décision. tout à fait loolu tant que defuñu ko. xoolaat le système éducatif est très mal orienté vers l'Europe. gisoo ku ñëw Europe
soo egsee sax fecckat bi sax su egsee Europe photo wu ne maa ngi Europe. Tout le monde rêve. L'Europe du Eldorado. Nous avons tout en Afrique. tey Sénégal dafa dugg ci beneen doon. il faudrait ñu xoolaat yooyu yëpp pour ay doomu Sénégal. mën a taxaw Sénégal. il faut que am une vision. altruiste futuriste pour les générations à venir. mais pas di fi nekk ñu jël ko. séddoo ko. nit ñi désespoir moo leen poussé ci lii. et la vulnérabilité. aujourd'hui il faut une prise de conscience. pour lii mu jeex parce que gàcce la pour ñun. très bien ñu wéy rek ba tey ci biir waxtaan woowu lee doxantu ba Ndar Géej foofee itam ñoom it ñu def taxaw seetlu ba ñuy faatu ci waaxi gànnaar yi niñ ko waxee doomi Sénégal bokk ca seen lim toll ci fukk ak juróom Mouhamed Diop di wax sànq ne dañ leen a mujjee jëbbal seen borom ca foofee ca gànnaar lu ñu wutali woon réewum Espagne ndax itam dañoo bëggoon a tekki ci ni ñu koy waxee saa su ne askanu Ndar Géej ñoom it daal ñaawlu nañu lu ni mel waaye itam ñu ngi sàkku rek ci niñ ko doon waxee sànq ak Boubacar Seye nguur ak Sénégal mu fexe ba jox ndaw ñi ci lu ñu tëye ba ñu mën a toog ci réew mi ca ndax dañu fay fekk ñu naan Ousseynou Diop mu ànd ak Habib Seck ci caméra bi. ca Mauritanie juróom fukk ak juróom ñett ci ay doomu aadama ñoo ci faatu ñoom dañ doon def lii di mbëkk bi ngir dem ca Espagne seen gaal daal di suux tax nag fii ci diwaanu Ndar Géej ñiy yëngu jëm ci wàllu xeex lu ñu mel daal di koy naqarlu gis sax ni mbir moomee lu metti la. tey suñu xoolee tey ñaata doomu aadama tey la ñuy perte fan yee ñu génn juróom la ñu woon démb ci bi waaxu Mauritanie bi am nañu juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan lan lañ doon wuti lu ñu suturool ci seen i kàddu lii am réew yi nga xamante ni fa la ñuy jóge ñoom it am nañ ci responsabilité ndaxte waroon nañu gën a mën a taxawu ndaw ñi ngir ñu mën a am xëy. loolu métti na lool si xol métti na lool ndaxte am naa yaakaar ne xale yi bu nu amoon lu nu jàpp fii du nu dem xëy na nag boor bi nu nekk amuñu si lu nu mën jàpp daal moo tax nu forcé dugg si gaal di dem waaye itam neexul si xol ndax man bu doon sama sogo nu toog muñ. waaw ñàkk pexe la parce que tey xam nga ñu yàgg nañu di wax toog fii tekki fii am na mais day fekk état bi gunge la état bi moo la mën a gunge moo la mën a jox ay jumtukaay moo la mën a financer pour yow nga mën a toog nga liggéey loolu soo ko amul ak jamono ji métti yi ñenn ñi parents yi ñoo leen di pousser ñu dem. mbirum mbëkk mi fii ci diwaan Ndar Géej sax amoon nay jamono nekkoon na lu fi takkarnaase mool yi la ñu xamle mooy bu fekkoon ni ñi nga xamante ni delloosi woon nañ leen amoon nañ ci lu ñu jàpp li lay dina dakk affaire bi si ñun la jëkke woon capitaine bu masaan dem fii nga jóge si Ndar gi dégg nga am na sunu rakk yu fa nekk di liggéey noo ngi investir di faj seen ay soxla nguur gi bu fekkoon bu defoon la mu war def lii yëpp du am ba mu arrêté nit ñi ni ku ñëw nun ko refoulé ku nu refoulé bu amoon lu mu teg sa loxo keneen dootul dem. li am ci Mauritanie nag nekk lu metti juróom fukk ak juróom ñett ci ay doomu aadama ñàkk ci seen i bakkan ci Ndar ñu ngay ñaan mbir mii léegi ñu daal koy mën a dakkal ndaxte jàpp nañ ni la ciy faatu ci doomu aadama dafa bare. Ousseynou Diop fu ne la doomu Sénégal yi di tëmbee di wutale Espagne ñee nga Tanger ña nga fay faatu Boubacar ñee ña nga Libye mu mel ni dañoo tasaaroo dem ba sëngeem xamatuñ fu ñu jëm. kon politique migratoire bi itam faaw ñu defaat ci taxaw seet. voilà donc il faut que ci contexte bi ñu nekk tey un contexte de mobilité croissante dañu wax ni man damay ñaax le borom réew mi. njiitu réew mi du moins c'est pas borom réew mi. alors mu xoolaat tëralin parce que nous on parle de Sénégalais de l'extérieur. Un terme caduc. Sénégalais de l'extérieur mooy ki dëkk Espagne ki dëkk France ki dëkk Italie mais ce dossier là dafa am des failles d'ordre conjoncturel et structurel jëlul en charge la migration dans sa diversité sa complexité et sa transversalité. parce que tey beaucoup de Sénégalais comme ni nga ko waxee sont candidats à l'immigration clandestine. dans l'enclave de Ceuta. ñu ngi ci géej gi ñu ngi fa. donc ñun dañu wax ni il faudrait tey ñu teg. Un ministère plein bu ñu jëlee sur la diplomatie sénégalaise. teg un ministère plein ou bien une agence autonome chargée des migrations internationales. moom mooy jël toutes ces problématiques là. may rappeler wu ni aussi le Sénégal entre dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal attire. Il faut légiférer parce qu'il y aura un dumping migratoire au Sénégal. donc loolu. il faut que ñu changer tëralin. très bien suñ ko daful. lii lay jur. waaw suñu changé wu tëralin sax conséquences yi du xaj ci ñun ndax bu ñu demee ba ne la espoir bi ñi war a yor réew mi ñoom ñooy des waxuma la vieillissement population bu peut-être Europe mais ñun li ñu nar a dal moo gën a metti. voilà parce que suñu demee ba nga xam ni jeunesse bi les femmes. couche vulnérable.
alors je rappelle que tey il y a une féminisation des flux migratoires avec 48% des migrations internationales. Tout à fait boo demee ay Espagne ñi ngi ci il faut que àll ñu bi protéger cette femme là. tout à fait parce que personne vulnérable il faut que ñu protéger xale. il faut ñu demander même un statut particulier de la femme dans le domaine de la migration. donc tey suñu demee ba ñooñu di dee. il y a danger. très bien suñu demee ba jeunesse boobu war a yore réew mi di dee parce que amatuñu espoir il y a problème. tout à fait moo tax il faut que ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan. dans une démarche participative. pour stopper ce fléau. jërëjëf Boubacar Seye ma lay sant di la gërëm. ñu bàyyi la nga dem xam naa ni jot amul te tey itam ñi la soxla bari na may fàttali ne moo jiite Horizon Sans Frontières xam-xama màcc jëm ci wàllu migration ñu koy jaajëfal bu baax a baax moo nekkoon sunu gan ci xibaaru diggu bëccëg gi. ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen assemblée générale bi ñoon amal te ci suba liggéeykat yu SDE ñoom nag bankati nañu seen yoxo yokkati nañu ci grève bi ñu doon amal ñaari fan yu ñuy toog te duñu def dara ñoom ñi nga xam ne ñooy yore intersyndical bi nekk ci bërëbu liggéeyukaay boobu la ñu bëggoon rek ba tey la ñu bëggaat mooy capital boobu nga xamante ne si daal dañu ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Suez ñu yore wàllum ndox mi seen wàll ci naw yi lañ ca laaj nag téeméer boo jël fukk la ak juróom ñàkk déggoo seen diggante ak jëwriñ bi ñu denk wàllum ndox meek assainissement Serigne Mbaye Thiam moo waral ñu banque seeni yoxo mu mel ne su ma juumulee ñetteel bi yoon ñuy dàbbali grève bi ñu des ba tey ci mbir moomee grève bi nu grève tax na sax itam ndox xaw a manqué wala boog manqué jafe lool ci yenn ci gox yi fu ci mel ne Wakaam askan wi lu ne la ñuy daj yeewu fajar dang-dang yi yore pot wala siwo xeebuñu dara jafe-jafe yooyu nag ñiy jànkoonteel tax na rek ñu bëgg ñu gindiku diggante liggéeykat yooyu ak kilifa yi réew mi Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye lañ ci àndal. ñi li bokk li nga xam ne moom moo di jafe-jafe bokk na si li nga xam ne rek moom moo di ndox ngir rek askan wi daal di koy teg gët lu jafe la moo xam ndaw wala mag ñoom ñi le nekk ci warum ndox bu mitti jafe ni itam nga gis ab robinet boo xamante ni rek day xelli mu mel ni grève bu société sénégalaise des eaux doon na loo xamante ni rek daal na indil ay gàllankoor askan wi ñu nekk fii nga xam ne rek moom moo di ci Wakaam. amuñu ndox def na 3 jours amuñu ndox mi dafa manqué dañuy dem seeti ndox ñoo ngi nii ba 13h jot na taaluñu añ ndax amuñu ndox amuñu sax lu ndox bi ñu jàppee pour julli amuñu dara dañoo sonn. bu ñu xëyee bëgg a sang xale yi duñu am. bu ñu bëggee defar xale yi ndekki du ñu am waaw pour ñu sangu maa ngi ni sangooguma sax waaw sonn bay bëgg a dee ndax xale yaa ngi ni wala gontu pour ñu sóor añ bi sax problème la waaw sonn nañ lool nag. ci bile quartier nag askan wi fi yeewoo di dund benn jafe-jafe bi lu soriwul lool ci village traditionnel bile ci atelier menuisier bi dong ngay gis ab robinet buy xelli. c'était avion la ñu jógee ba fii di root mais ba ñu ñëwee fii malheureusement am na ci ay xale yu góor yu baax ñoom ñoo ne ñëw leen fii ñu root daal mais vraiment ñàkkum ndox bi daal vraiment métti na trop démb ba tey moom métti na trop. mu mel ni ñoom ñëpp benn kaddu bi la ñuy wax moom moo di nguur gi daal di dikk ak ñoom ci ak ndimbal. nañu dimbali daal si ñàkkum ndox mi ni ñu ko mën a indee daal mu kii parce que nit mën nga ñàkk lu ne waaye ba mu des ndox parce que ndox dafa bokk ci dundu doomu aadama. Macky Sall nag na def tout le possible mu dem régler ak waa SDE pour ñu am ndox. nañu waxtaan déggoo jàppale askan wi wax dëgg yàlla soxla nañ ko lool. mu nekk ak njàqare gu mag waaye mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa SDE noppeeguñu ci li nga xam ne rek moom moo di seen ak mer naka noonu itam nañ amal ab assemblée générale niki ëllëg ci àjjuma ji. Cheikh Diop ñu sant la gërëm la ñu des ba tey ak waa aar li ñu bokk ak ma lank ma bañ ñoom la ñu bëgg rek ñooy ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak ñamu àndal ca na mu gën a gaawee ñoom nag nee ñu lu leen dal ca kaso ba rek nañ xam ne njiitu réew mi loxoom setu ca du samay kàddu ñoom ñoo xam ne li ni mel ku yore seen kàddu sax ne nag itam boobu xeex dañu koy wéyal ba fii ak nguur gi wala bokk mu dénk courant bi ñu wàññi njëg gi. ñu des ba tey ci jafe-jafe yooyu askan wi dund muy lu jëm ci yokku njëgu courant gi waaye itam ñàkkum ndox mi ca grève SDE waral ko loolu nag tax na sax ba ñu bëri ci askan wi di dund ay jafe-jafe ñu ne nag ñenn ci centrale syndicale yi moom kenn déggu leen Sidia Ndiaye secrétaire général bu FGTS ne lu ni mel da ko jaaxal moom nag la ko metti itam bokk na ci njëgu ko courant googu ñu yokku Aminata Mbari Sow ak Mouhamed Dieng ci gëstu bi. yokkute bi ci courant bi ak tamit coupure ndox mi di li ko ëlëm na ko moom mi di syndicaliste Sidia Ndiaye ne du comprendre benn yoon lu tax centrale yi ba léegi ñu noppi ci mbir moomu léegi. gouvernement bi jël de manière unilatérale mu haussé mu yokk
courant bi centrale yi war nañu dégg war nañu wàcc ci terrain bi wax ma ñu yem ci dégg rek dañoo war a wàcc ci terrain bi ñaxtu ba gouvernement bi xam ne loolu mënul wéy parce que tey commencé na parti courant bi xam nga fu mu mujjee donc loolu moo tax ma ne nañ bay nelaw parce que dafa mel dañuy nelaw. lu jëm ci prix bi ñu yokk ci wàllu consommation courant bi moom nee na loolu dafa trahir pacte bi nga xam ni signé woon nañ ko ak yenn syndicaliste ngir ñu ne dootuñu yokkute benn yoon lépp loo xam ni denrée de première nécessité la te mu jàpp ni courant ak ndox ci la bokk. xëy di yekk courant nii te kenn xamul nu mu demee changer direction générale di def nommé direction générale bi jël ay mesures te la dara justifié ko du bari lu pétrole bi du leneen donc ñu yaakaar ne bu fekkente ne dañuy masqué benn faute de gestion mu nekk ci biir nañ ñu ko wax te bu boobaa FGTS dana demander audit Senelec. mbir mi metti loolu ci góorgóorlu sénégalais bi le moom mu jàpp ne syndicaliste yi ñoo war a boole seen doole xeex bi le. may ñaax centrale syndicale yi nag jóg jot na xam nga lu ñuy toog di xoolee parce que au Senelec bi daanaka violation accord bi ñuy passé gouvernement ak centrale syndicale yi ci denrée première nécessité la à part ceeb bi diwlin bi ak suukar bi dañu ne courant ndox téléphone bokk na ci denrée première nécessité. SDE mi coupé robinet yi le loolu lépp nag di ay jafe-jafe te sénégalais yi moo ko njëkk a yëg. Aminata Mbaare Sow ñu sant la gërëm la dem ca bët Saalum réew mi ca Bunkiling nag kilifa ya ñu dénk diwaan ba ñuy sàkk ci ñoom rek ñuy def li nga xam ne mooy waxtaan ci lu jëm ci yorinu suuf see foofile ñu amal leen ab tàggat boo xam ne ña ko doon amal di waa conseil départemental ba Mohamed Diaité moom moo ko jiite sax kàddu yi mi ngi ko dénk Xaali Jàmme moo woote woon formation boo xamante ne pour conseillers départementaux yi la wante dañ kaa jagleel tam ñeneen acteurs yoo xamante ne du ñu ay conseillers départementaux comme ay administration ñi nga xamante ne ñu ngi ci préfecture yi ak sous préfecture yi comme ñi nga xamante ne ay maire lañu ak ñeneen acteurs yoo xamante ne ñoo ŋànk mbirum suuf ci dëkku kaw yi ak suñu gox yi. boo gisee ñu naan maire parce que ñoom la yoon bi jox compétence bu gën a rëy ci gestion suuf yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkku kaw yi liñ leen di ñaax moo di bu ñuy liggéey ci suuf si nañ ci boole ñëpp suuf dafay loo xamante ne lépp loo xalaat rek dafay jaar ci suuf si wala mu nekk ci biir suuf si kon boog ñëpp soxla suuf aussi préoccupation wu ñëpp la donc yow soo ko bëggee gérer yow kenn boo moytuwul acte yi ngay posé du ñu mën a dem fenn il faut nga boole ñëpp waxtaan ñëpp diisoo pour que li ngay mën a def ci suuf si pour mu mën a antu. aywa ñu wax ci beneen xew-xew muy altine réewum Sénégal di dalal ndaje munu jagleel transformateur yi ñu ne ay ndaw yoo xam ne dañoo yor seeni projet mën nañoo sax séentu ay financement di ndimbal lu bàyyeekoo ci banque islamique de développement ay milliards yu bëri bi nu ko xayma jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom tase ak ndaw yu bawoo ci gox yu fasantikoo ci réew mi ngir waxtaanee lu ni mel ci teewaayu Makumba Bey la woon. réew mu nekk am na ay ndaw yoo xamante ne nii yàlla may na leen ci wàllu xalaat ay projet waaye xaalis bu ñu ca def ba mu sotti mooy seeni jafe-jafe te projet yooyu nag mën naa soppi dunduk lu bëri ca nit ña ca réew ma BID banque islamique de développement nag loolu la bëgg a sottal tax mu jël benn enveloppe boo xam ni toll na ci juróomi téeméeri million ci xaalisu Amérique fas ko ci yéenee def. ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu nekk ay entrepreneur yu xarañ. ay innovateur ay jeunes yoo xam ne ñu ngi jógee ci dëkk yu bëri. Sénégal tam am na fukki ndaw ak juróom yoo xam ne ñoom it dañ leen sélectionné woon ndaje bii nag ndaw yi ñu ngi fi ñëw pour bénéficier wu ay formation yi nga xam ne BID moo ko initié formation lu jëm ci nooy def ba ñu financer la sa projet nooy defee sa marketing et cetera pour sa entreprise bi nga xam ne affaire innovation lay def gën a mun a xarañ gën a mun a jëmee kanam. Sénégal mooy dalal ndaje mi nga xam ni ci la ñuy boole gone yooyu am yooyu xalaat altine waaye amul benn sénégalais boo xam ni dinañ la ci financer ren jii donte nag ñi ngi sàkku ci ñoom ñu bind bu baax a baax kenn ku nekk jaay sa projet ndax ñu mën laa jox financement déwén. We set up a fund by 500 million
am nañ benn fonds boo xam ni toll na ci juróomi téeméeri million ci xaalisu Amérique dollar fonds boobu nag ci lañ leen bëgg a jàppaleen fii ci Sénégal nag seen gouvernement jàmbaar lañ bu baax a baax gis nañ ni ñu ngi góorgóorlu ci wàll wi waaye ñun sunu xaalis buñ leen ko joxee dinañ leen tàllal loxo ni ngeen di def nag bañ jàpp leen xëcc ngeen mën a yéeg ci yéen la des ci seeni projet ak dëgëraay bi bu ko defee bu ngeen amee financement mën a bokk ci économie bu bees bi sos seen entreprise bu mu gën a am doole ñi ngi fii ci Sénégal ñi ngi woo ñëpp ñu daal di dem ci fi nga xam ni fi la ñu mën a bindoo ngir ñu financer leen am na ci ñoom nag fukk ak juróom ñoo xamante ne nii ñi ngi ak ñoom ñi ngi leen di jàngal seeni projet wax dëgg yàlla kontaan nañ ci te yaakaar nañ ni mën nañoo financer yëpp keneen koo xam ni am nga projet itam ñi ngi lay xaar altine ca Diamniadio boo ñëwee ñu waxtaan ci. am na nag ñoo xam ni am nañuy projet ba fi mu ne nii jekk nañ yaakaar ni ku leen dimbali def ci xaalis rek dinañ yegg ci étape bi ci topp maanaam ñu gën a am doole gën a employé. projet bi ñu am c'est un projet dans la sécurité bi ñu tàmbalee ba léegi en fait on a commencé par le gardiennage la sécurité électronique en général c'est-à-dire tout ce qui est vidéosurveillance contrôle d'accès détection de mouvement la sécurité incendie bien entendu le bodyguarding tout ce qui englobe la sécurité. li ñu rawee mooy maanaam poulailler bi li muy soxla yëpp ci wàllu énergie ci wàllu ginaar yi nu muy màggee ci wàllu ban poids lay am ci wàllu li ñuy lekk li ñuy naan li ñuy fajoo loolu yëpp dafa am ay capteurs yoo xamante ni tey jamono toll na foo xam ne ñoom ñoo ko war a récupérer di ko mën a jàllale ci sa téléphone wala ci sa ordinateur donc foo mënti nekk tey nga investir alal ju toll noonu bàyyi ko ci àll bi information yi mën na laa fekk si ba fi nga nekk donc jamono foofu la toll tey te investisseurs yi ñu ci bëri ñi nga xamante ni ci wàllu yar bi wàllu jur gi la ñuy investir tey loolu mooy challenge bi nga def de telle sorte que ni bu ma bàyyee sama investissement Sénégal nekk feneen tam dinaa ci mën a am bët. Sénégal bëgg na bokk ci réew yi nga xamante ne ni ñoom ñooy gën a neex a jëflanteel ci wàllu start-up muy entreprise yu ndaw yi di fa juddoo looloo tax nag préparé na benn loi boo xam ne ma ngay jëm ci assemblée nationale ngir mottali li mu jot a tàmbali muy incubateur ak guichet bi nga xam ne DER samp na ko ak itam parc numérique ba nekk ca Diamniadio président Macky Sall président Bidd ak Youssou Ndour ñi ngi leen di xaar ci ndaje mi nga xam ne altine la ñu ko jàpp ñu war cee ubbi kon sommet boobu ñu jagleel transformateurs yi ca SICAD ca Diamniadio. ñu wax ci leneen muy benn million ak genn wàll ci touristes yi nga xam ne Sénégal mi ngi ko doon séntu atum 2017 matale na ko ne ñu sax 2018 lay fi dugg ci réew mi bawoo biti réew ñëw xool si dëkk bi ñëw xool si réew mi ak yenn ci biir dëkk yi jege nañu 2 millions ci doomu aadama xibaar bi nag ki ko joxee di jëwriñ bi ñu denk wàllum tourisme ak itam dem beeg dikk bi ci jaww ji dañ ci ànd ak Mohamed Samba ak Youssou Barou. ci diggante 2017 ak 2019 secteur bi nga xamante ni si moo ŋànk wàllum tourisme bi waaye itamit dem beeg dikk bi ci wàllu jaww ji amal na ay jéego yu am solo yooyu la jéego nag ki ko xamle moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem beeg dikk gi ci jaww ji ak wàllum tourisme. L'objectif de 1 500 000 touristes visé en 2018 a été dépassé. réew mi nag boo seetee ci diggante 2018 ak 2019 am na lu jege 2 millions ci ay touristes yoo xamante ni teew nañu fi boo xoolee taux bi toll na ci fukk ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël. 2018 a été de 2 379 555 passagers. moom Alioune Sarr di fësal ni nag dinañ jël ay matuwaay yu am solo ngir ñu mën a dooleel li ñuy duppee tourisme religieux. En mettant en place un tourisme religieux. Je pense que nous aurons. dinañ xool ananan rek la ñuy amee li ñu duppee tourisme religieux te it am naa yaakaar ne ndegem booloo nañ suñu doole ñun politique yi waaye tamit ak ñi nga xamante nit ñoo di touristes yi ngir lépp mën a ñoŋ. segment notre pays. daañu amal kër gu mag goo xamante ni si ci wàllu yoon lay dox mu di commissariat foofu ca Saly Portudal loolee ngir mën a xeex ñàkkum kaaraange gi ci boobule dëkkuwaay. Je dois également vous informer, honorable député, qu'il sera procédé très prochainement à l'installation de l'antenne. li nga xam ne moom mooy commissariat spécial bi nag dinañ ko samp fële ca diwaanu Saly Portudal loolee yëpp ngir gën a mën a am kaaraangeeg touristes yi nga xamante ni ay doomu réew mi lañ. Qui justement sera chargé de la sécurité de nos citoyens mais également des offres touristiques.
ak budget boo xamante ni si ñu ngi ko tënk ci lu ëpp 20 milliards ak lu teg jëriñ ji nga xamante ni si moom la ñu dénk wàllum tourisme ak wàllum dem beeg dikk bi ci jaww ji moom nag ci at bi ñu dëgmal moom moo war a fexe rek def lépp li nga xamante ni si moom la ko député yi jébbal loole nag mu yëggal ko ci ay kilifaam. tàggat yaram dañu koy tàmbale ak li ñu doon xumtoo muy ay coppite yu nu gis rek ci bopp lu jëm ci kuréelu football ak basket ñu ne itam lu mën a nekk la bu nu xoolee ki nga xam ne moom mooy doxalinu jëriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram muy Matar Ba dañu koy teewloo Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba. ñu xam mooy lépp loo xamante ne dafa am ci mu jëm ci fonctionnaire wala mu jëm ci li ñuy liggéey. lu ñu ci wax rek day ànd ak bataaxal bu koy gunge tey nag liir ngeen waaye xam ngeen nit ne ñooñu ñu wax yëpp ku ci nekk dem na retraite waaye ku retraité te kayit jëleegu la fa da ngay continuer def sa liggéey li ma bëgg daal nit ñi xam mooy muy man muy sama morom muy képp ku mu mënti nekk foo mënti ne bés dana jot nga jóge fa li am solo nag mooy ci li nga bokk ak foo ci mën a toll rek da nga ci war a contribuer pour que loolu jëm kanam loolu laa leen mën a wax. aywa ñu des ba tey ci wàllum tàggat yaram ak ndaje moo nga xamante ne si wala boo kuréel goo xam ne mi ngi nekk ci dendop Afrique bi waaye day yëngatu ci wàllum tàggat yaram ak bu mu mën a doon ñu ne nag dinañu màggal nañu seen juróom fukki at ba noppi itam li ñu gis rek mooy seen liggéey dañ ko bëgg di wéyal Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba ba tey. mbégte loolu la Confédération fësal ci cinquantenaire bi mu doon feete fii ci Ndakaaru fàttali bu baax liggéeyam. les questions de jeunesse les questions de sport les questions de formation des cadres. mbirum xale yi mbirum sport ba ay athlète francophone wala africain def jaloore mbirum tàggat entraîneur yi loolu ci juróom fukki at liggéey nañ ci lu bëri ay xale itam jàppale nañ leen ba ñu nekk léegi ay entrepreneur yu mag tàggat bu baax ay cadre yu joxe seen xalaat seen réew. pendant les grands événements internationaux. réewu Sénégal itam kontaan na ci Confédération di ko xaar bu baax ci organisation Jeux olympiques Dakar 2022. juróom fukki at yi lan lañ jot a def lan lañ war a yokk lan lañ war a wàññi ak fan lañ war a yóbbu fi nga li nga xamante mooy Confédération loolu yëpp boole nañu ko ci waxtaan ci ba nga xamante ne Confédération dina gën a mën a jege ndaw ñi dina mën a gën a efficace aux côtés des gouvernements pour que jeunesse bi am encadrement am accompagnement mais aussi jeunesse bi am épanouissement. kon ñoom waa Confédération dinañu ci jàpp mais kuréel yi liggéey ci ndaw ñëpp dinañu ci jàpp mais au-delà de kuréel yooyu Afrique yëpp ñoo war a fekkal ci Sénégal ak pays amis yi pour que ñu organiser organisation bu mucc ayib au nord de l'Afrique pour que effectivement Jeux olympiques de la jeunesse yi nekk ndam ci continent africain nekk ndam ci Sénégal. ginnaaw juróom fukki at yu mu meññ lu bëri Confédération fas na yéene des ci yoon boobu ngir jàppale ndaw yi. Cheikh Sadbou Diarra bu ñu jógee ci xew-xewu Confédération mi doon màggal juróom fukki atam ñu ñëw ci ponk bu mujj li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fukki doomi Sénégal ak ñett faatooti nañu ci géej gi ndax mbëkk mi di immigration clandestine ubbi l'Observateur keroog àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ca la genn gaalu looco yaboon téeméeri nit ak juróom fukk déparé woon Gambie doon dem Espagne bi ñu demee ba ci digg géej gi ci la gaalu looco gi mbëkk wenn xeer xar tàmbale sol ndox gaañe ca peelu bëgg a fay juróom fukk ak juróom-ñett ci ñoom faatu ci géej gi ci waaxi gànnaar yi ci juróom fukki doomi aadama ak juróom-ñett yooyee faatu fukki ak ñett ay sénégalais lañu am na nag juróom-ñett ci ñoom sénégalais yu ci rëcc mbooleem néew yi ñu foree ci géejug Mauritanie gi l'Observateur nee nañu ca Nouadhibou lañu leen suul libération nañu ci juróom fukki nit ak juróom-ñett yooyee faatu ci waaxi Mauritanie yi Île du Saloum ñàkk na ci lu bari ne ñu ëpp ci doomi Sénégal yi ne woon ca gaal ga Île du Saloum la ñu dëkk ñii ca Tilane ña ca des ca Bassar ñeen fukki junni jàpp téeméeri junni la ñu fayoon ngir bëggoon a dem Espagne Gambie la ñu déparé woon libé nañu nangoo nañu ci organisation internationale de la migration ñu ne ci 83 rescapés yi ñu am juróom benn yi ay sénégalais lañu sénégalais yi dund nañu coono bu rëy fan yi ñu génn ndax njàkkum dox Vox Populi xëy xibaar bi ci xët mu njëkk ba di ñu xamal ne gereew bi liggéeykati SDE yi nekkee woon moo fa jaar moo leen jural coono boobee moo waral ba askan wa yeewoo ca Wakaam Asalem Grand Yoff Scat Urbam Nord ak Ouest Foire Zac Mbao ba Diamniadio dund nañu lu dara jarul ci coupure ndox mi Elimane Diouf njiital intersyndical gi jabooti liggéeykati SDE yi nii ci xët mu njëkk Vox Populi musuñoo wax ne dañuy couper ndox mi wala dañuy saboter séddalem ndox mi suur soit nañu wax jaaga ca kanam ne dugal gi ñu bëgg a dugal liggéeykati SDE yi ci capital bu Suez bi naruta yomb ci travailleur yu SDE yi Suez mi ngi ñëw te dégg nañu ko mu
ne yéene mooy def ay chantier yu mag ci réew mi te bu boobaa capitalu SDE bi toll ci 3 milliards jamono ji mën nañu ko yokk yóbbu ko ba te liggéeykati SDE yi bu ñu fi waree nekk di lijjanti fukki milliards ak lu teg yu ñu war a teg ci taabal ji ngir seen bokk ci capital bi du doon lu yomb las yéene kay nañu fi ñu nekk kay coow leeg wax jeeg tamante dëmm gi mi ngi ci diggante SONES ak SDE ne 5% yi ñu jox liggéeykat yi moo indi ay ñool-ñool ci seen biir Guy Marius Sagna ak nattangom yi nekk ci ñool-ñool ak yoon Les Échos nee nañu moo waral professeur yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yëngu nañu seen moroomu professeur bi ñu ci jàppale téye ko ci kaso bi di docteur Babacar Diop la ñu bëgg ñu bàyyi ko toll nañu ci ñaar fukki professeur ak ñaar def nañu seen pétition di ca sàkku libération docteur Babacar Diop ndax nee nañu xamuñu lu war a tax ñu di ko mandat dépôt ba di ko yóbbu kaso Le Quotidien nañu docteur Babacar Diop nekkul ca kaso ba ma nga l'hôpital ni ci guddi gi ñu ko yóbboo ca kaso ba ci la ñu ko jàllale infirmerie ndax grève de faim bi mu tàmbali woon moo ko taxoon a laatikaaf waa SAES ne ak lu mën di am daal Babacar Diop palaasam du ca kaso ba waaye ci amphiya la beneenub syndicat bu koy jàppal tànk di SUDES ESR ne ñu li yéeme mooy nan la ñu mën a fekkee ab enseignant chercheur di ko traité nu yées ni ñuy traité ab député bu ñu jàpp bëccëgu ndara kàmm ak i faux billet Guy Marius Sagna ak juróom-ñaari nattangom yi demoon buntu palais de la république doon fa ñaxtoo ko xultu courant bu seer bi ba ñu jàppoon leen l'observateur xëy na di leen bennal ñoom juróom-ñett yépp ku ci nekk ci ñoom journal bi wax nañu li mu xam ci moom xamal ñu it ne activiste bii di Guy Marius Sagna njiital FRAPP France Dégage fa ñuy denc terroriste yi ca kaso bu Rebeuss fa la ñu ko denc lan la Macky Sall dencal Moustapha Cissé Lo La Tribune nañu en tout cas mere na ko lool nee na Cissé Lo da koy fat La Tribune nañu moom responsable APR bii di Moustapha Cissé Lo am na lu ñu koy waajal ne bari ne kilifa yu nekk ci parti bi seen bëgg-bëgg moo di Macky Sall dàqe Cissé Lo ci APR mi ngi ciy jafe-jafe ba léegi Sud Quotidien moo ko bind nee na fi mu ko teg moo di ci parti bi ñu ca bari ñoo ngay bujjante ci seen biir di weeranteeka wërante boole ceekit animation bi war amul ci instance yi parti politique yu bari yu nekk ci réew mi Soleil national wax nañu ne ñi ci tege ci yoon bariwul ci 325 parti politique yi nekk ci Sénégal ñaar fukk ak lu teg rek ñoo ca tege ci yoon anki dina kay xëy tege ci yoon wi jëm ci wàllu wér-gi-yaram yëral xët mu njëkk journal bi ñàkkum garab gi ñuy faral di nimiku ca pharmacie nationale d'approvisionnement la gis ne bu ñu ci jëlul ay matuwaay du jur jàmm ci askan wi docteur Fallou Samb bu nañu ci yéenekaay bi pharmacie nationale d'approvisionnement dafa sonn ngir suñu kaaraange rek war naa tax ñu taxawu ko bëgg na it ñu def ab audit ci ni ñuy séddalee garab yi ci district yi ba mu leer li leer te leer moo di waa ji ci l'observateur léppam dikkul ubbil l'observateur benn waay la bu tëdd di nelaw doom ju ndaw ji di jooy tànqal ko yee ko waa ji yeewu mer jàpp jabar ji dóor ko ba màtt ko ci lex bi la Sénégal nañu noonee la demee waa ji ko def El Hadji Malick Ñing la tudd tribunal àtte na ko démb ba tëj ko fukki fani kaso ak juróom. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dik leen daje ngoon ci kàttanu yàlla ja ngeen jëf ci seen safo cofeel gi ak kóolute gi aljuma mubarak ñu yendu jàmm